mbokk yi amaat mbégte bu baax a baax di leen dalal ci sunu journal bu mag bi muy Grand JT journal de la semaine comme niñ tàmmoo di ko defee rek naan fi waxtaanee lépp loo xamante ni daf fi wàttee si wàllu xibaar rawatina si ay bés gi ma ci ànd ak sama xarit sama naataango Aminata Koor séeréer bu dégg wala. salaamaaleykum. waaleykum salaam Momadou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di la jaajëfal bu baax a baax di dalal téléspectateurs yi fii ci Grand JT bi nga xamante ne comme ni nga koy waxee lépp loo xam ne xibaar la te mu jot a jaar ci semaine bi dinañ ko fi waxtaanee. mars bés bi nga xamante jigéen ñi ko moom. daanaka weer bi 1er mars ba fin mars ñun ñoo ko moom donc xam naa daal góor yi temps yi préparé wu leen ndax le 8 mars dañuy jël lépp loo xam ne jigéen ñi ñoo ko doon def surtout ñi nga xamante dem marché yi yéenay nduggi yéenay togg añ yéenay taaj yéenay def lépp ñu xool nag vraiment lan ngeen mën daal. xanaa bu weer bi deewee tamit ñu dem ñoom journée mondiale des hommes. yàlla def na nag yéen amoo leen journée. jërëjëf Aminata Koor kon mbokk yi léegi nag dañuy jublu ci thème yi nga xam ne danañ ko waxtaanee tey politique wàllum l'islam xam ngeen tamit lu jëm ci wàllum li fi jotoon a jib ci kàddu yi jógee ci imam Sall boobee indi woon na ay pëcc xóor fii ci Sénégal ba njiitu réew président de la République Macky Sall yéene ci yàb askan tamit yéene ci yàb yi waaye tamit wàllum njàng meeg njàngale mi CMC SAEMS déggoo bi am ci diggante nguur gi ak jàngalkat yi waaye tamit wàllum société ak jikko yi nga xamante ni dañoo gis ne daal dañuy soppeeku rawatina si xale jigéen yi wàllum tàggat yaram loolu yëpp nag moom dañuy dëxëñ mu nekk Grand JT bi tey jii di dem di leen dalal jàmm kon ni ma ko waxee rek dañu koy dooree ak téeméer ak ñeent fukkeel ak ñaareel bi yoon wooteeb Seydina Limaamu Laay foofu si diwaanu Yoff ren ji nag kon mu nekk bëccëg boo xamante ni ki nag démb la door président de la République Macky Sall moom nag jiitu woon na fa ñëpp dem naka seeti ki nga xamante ni moom mooy xalif général bi di nag Mamadou Makhtar Laye moom nag rafet na bu baax a baax njàngale mi nga xamante ni nit ku sell ki def na ko ci Sénégal rawatina nag ci ndaw ñi moom président de la République kon ginnaaw loolu tamit mu ngi ñaax nag sëriñ bi mu nag indi ay ñaan ci dëkk bi ba jàmm am ci muy naxarlu tamit kàddu yi nga xamante ni jib na ci diggante catholique yi ak jullit yi moom président de la République ki nga xamante ni nag moom mooy xalif général moom ginnaaw bi muy jëlee ay kàddu rafetlu na bu baax a baax li nga xamante ni njiitu réew mi def na ko fa muy maanaam nag lu jëm ci dimbale ñi nga xam ne ñoom ñooy organisateurs yi ba nag bés bi mën a taaru moom nag Seydina Mouhamadou Makhtar Laye kon kàddu yooyu la dénk président de la République ba tey ñu desandi ci mi nga xamante ni moom mooy appel boobee xam ngeen ne nag at mu jot dafay am thème maanaam lan lañ fay waxtaanee ren di nag waxtaan bi nag mooy njàng ana ban solo la am ci extrémisme maanaam lépp loo xamante ni wàllum réer la rawatina jamono ji nga xamante ni daal dañu jàpp ne nit ñu bëri xamatuñu fi ñuy teg seen tànk dañuy ànd ak Ousmane Niang mu indi si ay leeral. Sénégal yàlla def fi ay boromi xam-xam yu mag yu topp yàlla teg seen tànk fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku fi tegoon tànkam ku ci mel ni Seydina Limaamu Laay moom mi nga xam ne jaamu na yàlla bu juba woon ak boromam moom mi ne géej gi randul mu randu mu daal di dëkk ren nag ci atum 2022 mooy téeméeri yoon ak ñeent fukk ak ñaar bi ñuy woote Seydina Limaamu Laay mu wërngal képp ci Cambérène Ngor ak Yoff foo sànni mbatt mu daal di tag ñoom ñëpp solin colgu gu weex ñu di ko royee ci Seydina Limaamu Laay mu mag ma moom mi nga xam ne yar na ak njabootam ci xam-xam ci diine l'islam ak sunna si yonent sallallahu alayhi wa sallam ren nag ak jamono bi nu mu lëjee ak ndaw yi nga xam ne léeg-léeg dañuy réer duñu xam fu ni tànk dañuy dem ba fupp dañuy dem bay fippu loo tax seen thème ren ñu ngi ko jëlee ci njariñu éducation ngir xeex ñi nga xam ne dañuy def extrémisme maanaam xamutuñu fu ñu teg seen tànk dañuy dem bay fippu gëlëm réer mël mu mel ni thème bi soo ko delloo ci alxuraan ak sunna nga xam ne jàngale ak jàngal rek ak gindi doomu aadama ba mën a nekk nit ci biir société loolu moo taxoon a jokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon thème ren bi daal ala domaine ndax diine teggin la njëkk jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax ba ko yàlla di tagg da koo tagg ci jikkoom te jikko yoole ku ci mel ni Seydina Limaamu Laay jikko yu rafet looyu moo nekk ci moom nekk ci mbooleem njabootam ak mbooleem xalifa
xalifa yi nga xamante ni ñoo ko fi wuutu woon ba tey ci xalifa bi fi nekk di Seydina Mouhamadou Makhtar Laye di ko ñaanal gudd fan ak wér ak bépp laayeen. jërëjëf Ousmane Niang dañuy desandi ba tey ak yow nga dikk ak ñun ci li nga xamante ni jotoon na fi ba tey ci ayu bés gi muy nag mbirum imam Ndaw xam ngeen ne nag jéemoon na dem fa nga xamante moo di kanamu tribunal ba waaye nag mbir ma dañu ko mujj randal ba fanweeri fan ci weeru mai bi ñuy dëgmal mu nekk kon loo xamante ni kon xewoon na ci bés bi waaye nag ñi nga xamante ñoom ñu ay avocat am nag nee nañu daal fi mu toll nii toppatuñ ko dara waaye nag faw ñu déglu ko bu ñu sukkandikoo nag ci tey xibaar bi xam ngeen nag moom dañu koy tuumaal ne daal dafi bëggoon a samp ab réseau jihadiste loole nag moo ko indiloon jafe-jafe yooyu ñu ànd ak Ousmane Niang moo indiwaat jaar-jaar bi nga xamante ni mooy xew-xew boobu. procès d'appel imam Alioune Badara Ndao ni ko tey mu war a jàkkaarloo ak juge bi moom ak ay naataangoom tolloon ci fanweer nga xam ne leen jàppoon di leen tuumaal kañ terrorisme association de malfaiteurs waaye tamit di lëkkaloo ak entreprise boo xam ne dafa yëngatu ci wàllum terrorisme ni ki démb nag ay avocat am gis ne procès bii nii nga xamante ni dañ ko war a amal ni ki tey condition yëpp dajeewul ngir mën ko amal ci dëgg ak yoon imam Alioune Badara Ndao nag lile bi ko gaa yi njoxte ci ñoom dañ ko jàppoon boo fàttali ko jël ko nëbbu ko jant bi tëj ko ci kaso gi loolee sax dafa taxoon ñu daal di ko tëj condamné ko benn weer ak sursis tamit ki nga xam ne moo nekkoon juge bi tamit dafa digle woon ne nañu confisquer armée yi nga xamante ni dañoo jàpp ne ñoom dañu ko yoroon moom mii nag gannaaw buñ ko jàppee ak ampleur bi nga xamoon ne am na ku ci nekk daan ci wax gudd subaak ngoon guddeeg bëccëg taxoon na daanaka ñu daal di pamte dossier bi daal di ko gaaw bàyyi waaye bàyyi bi nga xam ne dañu ko bàyyoon ki nga xam ne moo nekkoon le représentant du ministère public musul nangu ndogal bi nga xam ne tribunal bi da ko jëloon ci procès imam Alioune Badara Ndao procès bi nag nekkoon loo xam ne dafa taroon lool imam Alioune Badara Ndao ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon ay co-accusés ku ci mel ni Mactar Diokhane ak ñim daan lëkkaloog dañ leen jàppoon tëj leen perpétuité ñeneen ñu tëj leen lu ci jàpp ci juróomi at dem ba fanweeri at ci kaso loolu moo nekkoon dogalu juge bi suñu ay source nag suñu sukkandikoo ci procureur bi mu jàpp ne imam Aliou Ndao lu ñu koy tuumal ci wàllum terrorisme association de malfaiteurs apologie de terrorisme ak blanchiment de capitaux ak financement de terrorisme waaye tamit am ay armes de munitions yoo xamante ni da ko yor te amu ci benn autorisation mu jàpp ne loolu yëpp dara muyu ko. ba léegi ñu desandi ci xët woowee xam ngeen nag ci nag ay bés gi si leen doon màggal li nga xamante ni moom mooy mardi gras mu nekk bëccëg boo xamante ni dañuy gis nag ci école yi xale ndaw yi di solu di niro ak ki leen neex. loolu nag xewoon na si ay bés gi sunu naataango Elisabeth Tine moom demoon na ci école maternelle bu SOS bu Dakar reportage. mardi gras ñu ngi koy féete ci école yu bëri école maternelle bi SOS Dakar ànd ak seen directrice ak ndimbalu parents yi ñu ngi féete bu baax a baax mardi gras bi. tey jii nag dañuy commémorer mardi gras mooy préparé pour le carême dañ koy commémorer ren nag dañ ko def goûter partagé tout ce que vous voyez ici parents yi ñoo ko indi on a fait un goûter partagé malgré l'école a fourni des jus j'ai été à Auchan tout à l'heure maa ngi demoon léegi pour jëndal xale yi friandises parce que école bi aussi il faut que mu def dara parents yi def nañu mais ñu ni dañuy def pour suñu xale yi. C'est la fête des enfants. ci fête bi tamit xale yi ñu ngi ci wane ci mbégte di toppandoo seeni culture wala lu ñu bëgg doon ëllëg lu mel ni ay militaire ak artiste woykat wala sax ay professeur bu ñu sukkandikoo ci directrice yor xale yombul waaye pour nga def ko faw sa xol yaat école yu bari nañ fi gis ngeen Baobab nu mu dey am na école yu bari mais dañoo bàyyi lépp indil ma seeni doom donc damay wax maîtresse yi ku bëggul xale du nekk ak ñun tu aimes l'enfant sinon tu restes chez toi parce que xale yombul donc pour yor ko il faut nga am xol bu yaa xol bu yaatu daal comme et puis avoir des diplômes parce que du n'importe quoi du jardin d'enfants du garderie d'enfants c'est une école maternelle personnel bi fi nekk yépp dañu qualifié. mardi gras fête la boo xam ne day boole xale yi ñoo nekk benn moo tax dañuy kontaan ci di ko fête.
mardi gras boobee wala sax na ne ndorteelu carême bu sunu mbokki catholique yi loole nag amoon na fi xam ngeen tamit saa su amee dañ ci nemmeeku ay festivité ay xew-xew waaye nag bu ñu sukkandiku ci kàddu ki nga xamante ni moom mooy abbé Alphonse Biram Ndour bu paroisse bu Grand Yoff moom nag nee ne loolee sax mën nañ ko ñàkk a boole ci seen maanaam seen coutume boobu seen li nga xamante moom mooy seen diine moom nag jokkoonoo ak sunu natango Barthélémy Coly. Mardi Gras talaata gi nga xamante ne mooy bésu tey ñu koy oowee talaata gu duun gi duñ ko jéemee tekki ci wolof moo di bés gi nga xamante ni moom mucc laata ñuy dugg ci koor kon Mardi Gras boobu bokkul ci koor gi li ko waral nag nañu xam ne dafa di lu bokk tey ci caada ak ci aada ci caada parce que ca njëlbeen nga ba ñu koy sabablu di ci jublu li ko waraloon du lenn lu dul daal di jeexal ñam yi nekkoon foofu yépp ci kër ga ndaxte xam ngeen ci jamono jooju frigidaire amul congélateur amul woon ngir ñu mën a denc ñam yi lu yàgg kon la ñu amoon ci ndawal dañ ko doon jeexal ci bés googu looloo waral ci bésu Mardi Gras yi ñu daal di amal ay lekk yu duun ay lekk yu neer maanaam ngir mën a lekk lépp li nga xamante ni moo nekkoon ci foofe laata nag ñu dugg ci wàllu mandu tewu koor gi moo tax ñu tudde ko Mardi Gras ci kaw loolu itamit ci lu yàggul la sax ñu daal di saytu bés googu niki bés goo xamante ni mën nañu cee foo mën nañu cee caaxaan moo tax ñu ne bokkul ci diine bi du wàllu jëfalinu diine du wàllu njulite waaye ci wàllu aada la ak caada ba tax na bés googu nit mën a sol colin goo xamante ni du lu ñu koy xàmmee bésoo bés di nga gis ko dul policier sol yëre policier di nga gis ko dul gendarme sol yërewu gendarme wala ko dul avocat sol yërewu avocat wala sax ko dul labe sol yërewu labe wala sœur wala monseigneur loolu tekkiwul ne dañu koy ñaawal maanaam fonction bi waaye lu mu tekki rek moo di oyof gi nga xamante ni moo war ci bés googu. jërëjëf Barthélémy Coly dañu nag desandi ak yow ba tey xam nga ni nag kon ci talaata ji si lañ nag soobu ci carême bi mu nekk bëccëg boo xamante ni ñu koy duppee nag mercredi des cendres loole nag solo si nga xamante ni am na ko sunu naataango Barthélémy Coly kon moom demoon na fi nga xamante ni moom mooy nag paroisse Saint-Pierre bu Baobab foofee nag ki ñu naan père Abraham Correa vicaire am na kàddu yu mu fa yëkkati di nag wax lu jëm ci comportement wala jikko yi nga xamante ni moom la suñu mbokk chrétien yi war a am ci biir koor gi reportage. chrétiens yi tàmbale nañu seen koor tey ci alarba ji ginnaaw imposition ndomtaal bi loolu nekk na lu am solo ci diine catholique nekkul sacrement waaye mandarga la ngir fàttali fidèle chrétiens yi lu ñu doon. cendre moom la ñuy woowee ci wolof suma juumalee doomi taal. xam nga nit nekk nit sa bu génnee àdduna dañ koy dugal ci bàmmeelam maanaam dañ koy suuf nit suuf kese la boo jëlee cendre ñu ngi lay fàttali ni nit rek la nga xamante ni moom la ñuy wootee ci jamono carême mooy conversion tout maanaam jéegalu dellu ci yàlla dellu fa yàlla léegi boo jëlee cendre mu ngi lay fàttali ni daal yow nit rek la doo dara yàlla rek nga mën a tuub bu baax a baax nga mën a dund sa dundinu chrétien mun ko waree léegi maa ngi wax suma mbokku chrétien yi ñi nga xamante ni jëluñu cendre loolu du dara waaw xëy na am na ñu jël cendre sax mais dañu dund comme il le faut seen carême. li gën a am solo ci koor chrétien moo di xam naka ngay nekkee ak sa moroom waaye tamit di partager. waaw l'évangile bi daal ñu ko jàng ñu ko dégg tamit xëy na dégg nañ Yeesu di wax ci naka la ñuy woore naka la ñuy ñaane naka la ñuy joxe aumône chrétien buy woor maanaam du wonewu nekk fii di naan man tey woor naa wala naan man lii maa ngi def lii wala maa ngi ñaan di wone ñëpp ni maa ngi ñaan maa ngi woor maa ngi joxe ko moom loolu dundinu chrétien lépp lu mu mënti def day def ci sutura c'est que l'évangile dit faire dans le secret. kontante ak mbégte loolu la fidèle chrétien yi di yëg ginnaaw bu ñu jëlee doom taal bi ñoom nag ñi ngi woote seen moroomi ci koor ak ñaan. daaw amuñu woon mercredi des cendres bu mel nii ren mbégte bu rëy la ñuy retrouver wu ensemble avec nos élèves ñëw def nañu daan def nañu ko yoon bi digalee fii tey ci église Saint-Pierre des Baobab. dugg ci ni ko yàlla digalee rek ni ñu ko Jésus digalee
daal di topp lu ñu digal di def di prier di partager. di wax ñëpp nag góorgóorlu dénk yàlla suñu bopp dénk ko suñuy ñaan ak lépp. koor am na solo dafay jàppale ñi dellu ci yàlla ñaan balante partager ak tuub te tamit day tax xol yi set nit ñi changé. Barthélemy di ko jaajëfal bu baax a baax ñu desandi ba tey ci wàllum nag diine xam ngeen ne am nay kàddu yu fi jiboon ci ab organe de presse ab imam boo xamante daal kàddu yi mu yëkkati ñagas lool teg ko suñu mbokk yi catholique yi loole nag indiwoon na fi ab pëccoxoo waaye nag jàmm nag mujj na si am ginnaaw nag ak jéggalu yi nga xamante ni mujjoon na am mu jógee ci organe de presse boobu waaye tamit ci ki nga xamante ni moom mooy ndeyu mbir mi wala sax bàyyu mbir mi loole nag tax na nag ba Sénégalais yëpp jàpp ne daal fii di Sénégal moom jàmm ji fi am kenn mënuñu koo yàqal reportage bi ñu ànd si ak Kasum li ñu yàgg dëkk ci bennoo jullit yi ak chrétien yi fii ci réewum Sénégal saa su ne dañuy wone saafoo nekk benn say saa su ay kàddu jibee loolee nekk na lu ñu jëmbat ci biir réew mi ci gis-gisu étudiant bi. dialogue islamo-chrétien bi ñuy wax defe naa ci yeneen réew mën nañ jàpp ne acquis la mais fii réalité la parce que dafa fi fekk suñu ay maam ñu suuxat ko jëmbat ko teg ko ci suñu dundin mu nekk un bon voisinage. weesu bon voisinage dur ay mbokk. ñaari diine ci jàppalante lañu mës a ne bu ñu sukkandikoo ci kàddu chauffeur bi jóge ba Thiès nekk jullit te ay mbokk chrétienam dalal ko. man mi bi may jógee Kër Moussa ñëw Dakar ki ma njëkk a dalal ay chrétien lañ parce que ñoom presque ñoo ma yar man ni may gis ni chauffeur laa damay liggéey mais bi may ñëw Dakar sama français bi demul fenn mais moom moo ma teete def ma comme doomam te chrétien la def ma comme doomam yar ma jàngal ma lu bëri ci loo xamante ni lu ma xamul woon la. wax dafa doon lu jafe du ku nekk moo ko war a def. Sénégal mag ñi dañuy wax ne wax sa xalaat sa wax a ko gën Serigne Cheikh moo ko wax xalaat sa wax te xalaat sa wax mooy ki nga xam ne daf koy yelloo la am ci xam-xam donc du ku nekk la ñuy jox mu wax benn. deuxièmement dafa am loo xam ne mooy li ñu boole et c'est le plus important. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu ko ki nga xam ne da ngeen bokk réew na nga ko amel àq donte bokkoo leen diine àq boobu da nga koy sàmm mooy fexe ba ci sa kàddu du ci gaañu ci sa jëf du ci gaañu muy jullit mooy ki nga xam ne dafa gëm yonent yàlla Iisaa savoir protéger ce qui nous lie. fii ci réewum Sénégal nemmeeku nañu jàmm ak déggoo ci ñaari këru diine yooyu ba tax na fu kàddu mën a jibee du indi sooxe seen biir ndax lu ñu fi suuxat la ba ñu koy doxee di ko sàmm bokk na ci teraangi yi ñaari diine di amal gannaaw seen weeru koor muy ngalax ak ginaar yi ci loolee ñu ngi ñaanal koorum jàmm suñu mbokku chrétien yi. ci mbir moomee la ñuy desandi ba tey sax ginnaaw nag kàddu yooyee ñi nga xamante ne communauté catholique bi ñoom nag amaloon nañ ab waxtaan jàkkaarloog journaliste yi di ñaalu bu baax a baax kàddu yooyee nga xamante ni jib na ñoom nag ñu ngi si prox ndollu di wax nag kii di nguur gi ak tamit kuréel gi nga xamante ni moom moo yore tasukaayu xibaar yi di CNRA mu gën a nag dëgërluwaat nag ci ni ñuy wasaaree xibaar yi loole nag dañ ciy déglu ki nga xamante ni moom mooy abbé Alphonse Biram Ndour. góor gi lee tudd Imam Sall yëkkati na ko te teg ko ci kaw mbootaayu njabootu chrétien te bokk ci réew gi ci émission bi ñuy tuddee diine ak jamono ba ñu amal ci alxames ñaar fukki fan ak ñeent ci benn xarala bu tudd Walfadjri mu ngi ñuy gën a dëgëral ne lii lee nga xamante ne moo di woon suñu mbaax ñu ngi tàmbale di njott ne mu ngi ñuy réer ndànk-ndànk te tamit déggoo bi nga xamante ni moom la ñu mës a xamee Sénégal dafa mel ni ñu ngi koy jogati rawatina nag ngëm-ngëm gi ñu am te bokk ko ñun ñëpp waaye ilaa bu du woon loolu naka la ñu mën a jàppee li nga xamante ni moom la ekkati teg ko ci kaw ndodu chrétien yi ci li nga xamante ni moo di émission diine ak jamono googee maa ngi fàttali ni muy la ñu mën a gis ci vidéo wala bokk la ñu mën a gis ci déggin te ñu xam ko ndege mu ngi wéy ci biir réseaux sociaux yi di oo waaye diine l'islam yi ñu ñàkk jaxasoo ak yeneen diine yi rawatina chrétien catholique yi nga xamante ni daf leen jàppee ni ki ñu ñàkk fayda ay yéefar ay kufir maanaam ay franc-maçon
ak yeneen i xeetu kàddu yu ñaaw te safaanu. ba tey ci mbir moomee journaliste yi taskati xibaar yi ñoom ñooy joxe xibaar yi moo tax nag ñu war a xoolaat bu baax a baax anam yi nga xamante ni moom la ñuy bindee seeni article mu ànd nag ak li ñu naan déontologie ak éthique maanaam ñi nga xamante ñoom ñooy jiite organe de presse yi ñuy xoolaat bu baax a baax seegi kàddu yu fay jógee loolee nag rôle bi kan moo ko war a def di rédacteur en chef moo tax nag ñu def ab analyse boo xamante ni jub na ci loolu ñu ànd si ak Alla Thiam. rédacteur en chef bi moom war nay saytu lépp li nga xam ne mooy doxalinu rédaction bi war nay présider li nga xam ne moo di réunion de rédaction yi ànd seeg ñu si war a àndal ñëpp si rédaction bi chef desk yeeg reporter ak tout pour définir le menu xool itam menu bi lan moo si nekk vraiment information essentielle yu am solo yoo xam ne war nañ ko mën a traité ba nga xam ne daañu ko mën a taataan yeggale ko askan wi waaye gannaaw loolu nag moom dafa nekk koo xam ne mooy cheville ouvrière u rédaction bi donc moom war nay xool di saytu bu baax lépp li nga xam ne information bu jub la information gu baax la information gu vérifié la war na xool ndax information bi warta mën a jur safaan lépp li nga xam ne diffamation la lépp li nga xam ne moo ju wax ju ñaaw la maanaam lépp li nga xam ne daal day gàllankoor li nga xamoo di règle d'éthique et de déontologie bi war na see mën a bàyyi xel bu baax a baax a baax donc rédacteur bi itam war nay xool saytu corriger bu baax li nga xam moo di kayit yi ba nga xam ni effectivement gàllankoor itam du si am donc liggéey la goo xam ne am na solo liggéey la gu yaatu la liggéey gu sensible la donc liggéey la goo xam ne daal war nga si ànd ak li nga xam moo di tey jabaken ba nga xam ne lépp li nga xam ne war nga kaa matal daa ko mën a matal def le dispatching des rôles itam def naa ne loolu dafa bokk si li nga xam moo di rôle am li jëm nag si charge de production moom charge de production xam nga moom lépp li nga xam ne maanaam dañ koy war di génn si télé bi moo xam ay émission la événement la ak lu mu doon moom itam daf see am loxo googu nag dina tax moom itam lépp li nga xam ne maanaam mooy gën a baaxal gën a ñoŋal gën a taaral li nga xam ne moo di émission bi ña fa nekk ña koy def ak lañ cey waxtaane loolu yëpp moom itam daf see am wàll daf see am pàcc gu rëy. nekkoon ay kàddu yu Abdoulaye Mbow muy nag rédacteur en chef bu journal bi quotidien La Tribune ñu doon jokkoo ak moom suñu natango Alla Thiam. ba tey dañuy desandi ba tey ci xibaar yi wax nag lu jëm si wàllum politique xam nga ni nag si weerum sulet bi ñu dëgmal si dañuy nag amal lii di élection législative yi kon nag lii di nag caution maanaam koppar gi nga war a génnee ngir mën a bokk ci mbir mi ministre bu ñuy dénk wàllum biir réew mi di Antoine Félix Diome moom nag fësal na ko ne nag fukk ak juróomi million si suñuy koppar loolee nag la ñu war a teg si taabal ji ngir nag mën a bokk ci mbir mi mu nekk loo xamante ni kon askan wi jàpp nañu ne loolee su amee dafa mel ni dañoo bëgg nag wàññi wala nag wàññi lim bi loolee nag mu nekk reportage bi nga xamante ni suñu naataango Souleymane Soxna def na. dogal bi nga xam ne ministre de l'intérieur jël na ko démb comme ni mu ko defee woon ci élection locale yi ñu weesu ngir bépp candidat bu si bëgg a bokk dina joxe lu tolloo 10 millions ak juróom askan wi nag nee na ñu dara waralul ko lu dul wàññi candidat yu bari yu ñuy nemmeeku saa si élection ñëwee. ñoom ñëpp xam nañ luñ bëgg que réduire nombre de candidats yi nga xam ni que bëgg nañ tenter seen chance pour xeexal askan bi teewal askan bi fële ca bërëb bi ñu koy defee loolu rek mooy bii bi mais comme ni ñu ko yàgg waxee gars yi buñ ko yóbboon ba 20 millions sax gars yi dinañ chercher pour am ko parce que pour xeexal askan bi moo leen tax a jóg. caution bu bari boobu warul jaaxal képp ku bëgg a nekk candidat ci élection yi rawatina ñu nekk ci coalition. jarul ñu sonn di ko def à chaque fois mieux vaut ñu fixer ko benn prix ñëpp comme ça nga xam ne chaque fois day fekk pare nañ ko dañuy dem directement moo gën ñu si débat di si débatwaat quoi. jot na nag nguur gi rawatina ministre de l'intérieur mu fixé benn yoon caution bu war a dem ci wàllu élection ngir ñëpp xam ko benn yoon. dogal boobu ministre bi jël warul jaaxal candidat yi su fekkee ne ci coalition nga nekk loolu du la jaaxal loolu nag war nañu ko xoolaat bu baax ndax Sénégal ñëppay bëgg nekk candidat saa su élection ñëwee moo tax caution bu ministre bi jël noonu fixé ko 10 millions ak juróom yaakaar naa képp ki nga xam ne liggéey moo la tax a jóg du la jaaxal. élection législative yi ñu war a amal ci fanweeri fan ak benn ci weeru juillet bii di ñëw ministre de l'intérieur bi wax na ni képp ku ci bëgg a bokk dina joxe lu toll 10 millions ak juróom loolee waral nag askan wi ne dañu ko war a fixé benn yoon ngir saa su élection ñëwee képp ki bëgg a nekk candidat xam li nga war a jox. Souleymane Soxna desandi ba tey si wàllum politique ak xiiru ngaayo bi amoon foofee sa mairie bu Guédiawaye léegi nag jàmm dikk na fa ginnaaw nag bi ñu amale ab wot yi léegi nag leer na ñi nga xamante ni nag ñooy waa coalition benn bokk yaakaar ñoom nag ñoo nekk adjoint maanaam premier adjoint bu maire ba di kii di nag Ahmed Aïdara
moom mi la nag ginnaaw bi ñu xaatimee mbir mi rafetlu na bu baax a baax mbir mi naka la demee tey tamit nee na dina liggéey ak ñi nga xamante ñoom la àndal ci mbir mi ñu nag déglu ki nga xamante ni moom mooy Ahmed Aïdara. voté nañu ci jàmm ak salaam installé bureau municipal ci dal ci yar ak ci teggi li feeñ tey wane na ne Guédiawaye benn bopp la te ñëpp mën nañu joxante loxo liggéey looloo feeñ tey ak li muy guddi yëpp ñëpp a ngi toog ñu féliciter tous les adjoints ci premier bi Cheikh Sarr ba ci ku mujj léegi di Awa Diaw ñu am mbégte ci ñi fi toogal pour di représentant état c'est le préfet mi ngi nii ak le commissaire tàllal loxo tam équipe sortante nga xam ne Aliou Sall moom moo ko jiite tàllal loxo tamit le président de la République monsieur Macky Sall tàllal loxo toutes les entités yi nga xam ne ñoo fi nekk parce que tey amul couleur Guédiawaye benn couleur la conseil yëpp ñoom ñoo égoo tolloo ñu sant ñëpp nag gërëm ñëpp ci dal gi mbir mi àndal tey di ñaan yàlla it yàlla may ñu ndam fii ba juróomi at yii di ñëw ñu joxante loxo liggéey ñu baaluwaat ak ñëpp nag. Guédiawaye lay desandi ba tey xam ngeen nag kii di rakk ci président de la république Macky Sall di Aliou Sall moom nag dafa samp ab parti bu beex wala sax nga ne mouvement mu duppee ko nag renfort askanu bëri nag jàpp ne daal lii soo moytul daal dafa bëgg nag demal boppam wala sax mu xàll ab yoon boo xamante ni yàgg dafay tase ak magam loolee nag tax na ba sunu nag naataango Kassim Ly def si ab entretien laaj ak tontu yu dox digganteem ak koo xamante ni xam-xamam màcc na si wàllum politique muy nag kii di nag Albert Sy Mamadou reportage. Aliou Sall dem na élection locale moom moo nekkoon candidat Benno pour nekk maire ville de Guédiawaye perte na élection boobu ci ni mu ko perte xam naa ne mën nañu wax neexu ko lool su jógee taxawal kuréel bu mu tuddee renfort day wane daal que moom am na ambition léegi nekkatul ambition nekk militant wala responsable APR mais dafa bëgg nekk chef d'un mouvement politique dafa bëgg a jiite benn kuréel politique du yomb ci moom du yomb loolu moom du yomb ci moom ñi nga xam ne ñu ngi taxaw di xeex APR xeexu Benno pour folli nguuru Macky Sall ñooñu suñu gisee Aliou Sall bëre nekk moom côté jëre mouvement am dañ koy gën a xeex luñ ko doon dénoncer tey lañ koy gën a dénoncer parce que loolu lu muy firnde mooy que Aliou mu ngi waaj pour mu am place ci législative yi pour mu am place ci présidentielle yi wante nag aussi bu ñu fàtte ne que fi ñu toll nii yaakaar naa Aliou am na li mu xam waxagu ko maanaam xam nga ñu ngi dem ci élection législative ñu ngi dem ci présidentielle 2024 Aliou est-ce que gëstuwul xam ne situation APR ni mu mel nii su desee ci APR rek dinañu sanctionner APR su demalee boppam est-ce que du wàññi sanction bi. jërëjëf Kassim Ly mu nekk sunu naataango bi nga xamante ni kenn du naataable liggéeyam si Time for Africa Aminata Koor dafa mel ni blog bi jeex na lu ñu si mën a jàngat mooy nag lu jëm si wàllum déclaration yu jógee ci imam Lamine Sall mu naroon na yëngal Sénégal mais heureusement am nañ xel mi ak maturité boo xamante ni sénégalais yi ñu bëri boo doon xoolee 99,99% ñëpp dañuy ñaawlu mbir mi président de la république ñaawlu ko ñi nga xam ñoom ñooy jàngu bi ñoom tamit génn def seen point de presse ñaawlu mbir yi sénégalais yi ànd seeg ñoom jàmm nañ ñooy ki nga xamante moo def mbir mi tuub jégalu. je pense que ni loolee lu rafet la ngir Sénégal surtout cohésion sociale bi ñuy wax. dëgg la lu rafet la moom at kàddu yi nga xamante ne moo juppee ci imam boobu yéegee ko ci communauté chrétienne bi nekkoon na loo xamante ne ba mu amee ñëpp tiitoon nañ waaye dafa fekk ne dafa am benn cohésion sociale bu forte boo xamante ne moo am suñu diggante ak suñu mbokku chrétien yi donc comme ni nga ko waxee rek nañuy moytu ci kàddu yi nga xamante ne moom la ñuy yëkkati di ko jëmale ci nit ñi ndax boo nekkee ci télé lépp loo xam ne wax nga ko rek daanaka léegi réseaux sociaux yi dafa gaaw donc ki nga xam ne ñooy imam yi ñooy prêcheurs yi
képp ku munta doon rek buñ la toogalee ci télé bi na nga seet kàddu yi nga xamante ne moom ngay wax ndax lépp li nga xamante ne day indi fitna yaakaar naa ne xale war na ko moytu rawatina mag ñi nga xam ne am seen xam-xam màcc na ci wàllum diine ndax ku jàng alxuraan ak ku nekk feneen war nga mën a xam li ngay wax mais nag jàmm am na ginnaaw bi nga xam ne ñaawlu nañ ko askan wi nag wax nañ ci ba jàmm dellu siwaat moom mi nga xamante ne moo wax kàddu yooyu tamit tuub na di jéggalu communauté chrétienne yi ndax tamit laaloon na leen ñoom it tamit moom meroon nañ moom ak donc voilà sax ñi def seen point de presse voilà parce que ñoom nee nañu ñoom daal dañoo yaru dañoo noppi c'est ça waaye nag du ma topp diw boo ko déggee fa ngeen jëm moo sori vraiment voilà donc nañ ko moytandiku ndax yàgg nañ cohésion bu ñu am mën nañ wax ne ci àdduna bi ci Afrique ba mu daj Sénégal kese la fii mënoo xàmmee kuy jullit ak catholique ak xanaa bu solee croix sa nga koy xàmmee donc mu nekk loo xam ne dëkkuwaay lu bu jiitu suñu juddu la kon nañ ko gën a rafetal jàmm ji gën a am fii ñu moytandiku kàddu yoo xamante ne même bu dul ci catholique yi ñu koy moytu daal di ko wax entre nit ak nit loo xam ne day indi fitna ndax gis ngeen jamono ji fitna bi bari na ci àdduna bi te bari na ci suñu réew fii Afrique boo seetloo Mali la fa am ak feneen donc lu mel nii rek mooy tax nag fippu am ba fitna am ci ñaar ci diggante réew donc jàmm am na comme ni nga ko waxee moom dama lay bàyyi nga continuer waat. loolu mu nekk lu am solo am na d'accord donc di waxati ne Sénégal lañu am benn bopp la kenn mën na koy xar ñaar dëkku maam Ahmadou Bamba Mbacké dëkku Baye Niass dëkku Limamou Laye dëkku ñi nga xamante mooy suñu mbokk chrétiens yi vraiment macha allah donc di si kontaan bu baax a baax ak tamit maturité bi nga xamante ne Sénégalais am nañ ko wàllu politique ami ñu gis ne xawoon na métti Guédiawaye mais dafa mel ni ndox mu sedd moo ji dañ ko fay wasaare ci mairie bu Guédiawaye Ahmed Aïdara ak kii di Alioune Sall ñoom ñëpp juboo xaati mbir mi Ahmed Aïdara génn nangu boo ne sax fas yéene na liggéey ak président de la République Macky Sall rakk ja di Alioune Sall moom tamit samp ab mouvement mu duppee ko renfort. waaw métti woon na ndorteel ba ndax jàppante amoon na foofu noonu waaye nag jàmm dellu si waat na bi nga xamante ne ñoom ñëpp kenn ku ne jël nga sa propre décision xam ne fitna mënu tax réew mi ànd wala sax liggéey am fa donc ñu rafetlu bu baax a baax li nga xam ne Ahmed Aïdara def na ko waaye tamit nag lu mu tàllal loxo ki nga xam ne mooy président Macky Sall ak Alioune Sall mi nga xamante ne mooy maire sortant bi naka noonu tamit ginnaaw loolu gis nañ ak ki nga xam ne mooy Alioune Sall daan na génne mouvement boppam bu mu tuddee renfort je pense que renfort boobu noonu luñ ci wax yëpp xëy na parti la boo xamante ne sama gis-gis xëy na da ko créer ngir moom waaye nag mujjanteel bi jar naa laaj ma laaj la ba xam ndax da koy def pour créer. renfort moom. am na lu ñuy mottali xam nga nag lu ñu war a. voilà mottali mu ngi noonu. ami dañuy nag def benn pause rek ñëw ma jox la léegi nga baaxa ñu yow tamit li nga indi. waaw d'accord. ginnaaw ay nag jàmm ñi di waa CUSEMS ak SAEMS nekkoon syndicat bu gënoon ràññeeku ci wàllum grève yi nag jamono ji nag jël nañ dogal rek daal di delluwaat ci école yi fekk G7 bi nga xamante ne ñoom keroog ba ñu waxtaanee ak moom nguur gi d'accord nañu rek ngir tàmbaliwaat li nga xam ne rek mooy cours yi ci école yi. ñu desandi ba tey ci wàllum éducation njiital réew mi Macky Sall daal na rafetlu bu baax a baax ca conseil des ministres moom doon amal déggu bi am moom ak ñi nga xam ne rek ñooy jàngalekat yi ñu déglu leeral yi ak Momar Seck. njiiti réew mi Macky Sall naqarlu na bu baax démb ci ndajem jëwriñ yi kàddu yi nga xamante ni jib na si jàngu bi mu jaare fa di fàttaliku waat kuréel gi di CNRA te muy caytu anam yi xibaar yi di wasaaroo ci réew mi ngir ñu mën a sàmm bu baax valeur yi nga xamante ni moo nekk si dëkk bi waaye tamit gën a rataxal mbokk gi loole yelloo ak cahier de charge bu ñu xàllal bépp tasukaay xibaar si dëkk bi ci ay kàddum njiiti réew mi rafetlu na bu baax a baax déggoo bi nga xamante ni am na ci diggante gouvernement bi ak syndicat jàngalekat yi ci daara yi kawe yi ak yu digg doomu yi Macky Sall dëggalaat koppar gi nga xamante ni jukki na ko ci nafak réew mi tolloog nag téeméeri milliards ngir nag saafara jafe-jafe yi nga xamante ni moom la jàngalekat yi di ñaxtu nee na mbir mi dina door nag benn fan si weerum mai atum 2022 njiiti réew mi président de la république di sàkku si jëwrin gi nga xamante ni moom moo yore njàng meeg njàngale mi mu fexe ba li nu xaatim ñu dëggal ko Macky Sall yokk si ne jot na tey jii ñu fexe ba ndongo daara yi gën a yokk seen xarañte si njàng mi ngir nag loolee am njiiti réew mi nee na bëgg na nag ñi samp ab kuréel buy saytu li nu mel ngir nag gën a yokk orientation bi ci këru tàggate kaayu xam-xam yi son excellence Macky Sall wax na gouvernement am mu gën a baral loxo ci tabax yi nga xamante ni sàkku na ko ngir nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy def formation ñu mën fa dem ba téeméer boo jël fanweer yi ñu mën a dem ci kër yooyu ngir nag yokk seeni xam-xam formation yooyu gën see feeñ li ñeel wàllum koom-koom. mbirim yoon la ñuy wax ak ki nga xamante ne rek mooy Barthélémy Dias nag taxawoon na ci kanam juge bi lu soxal wàllum faatuma ki nga
nga xam ne rek mooy Ndiaga Diouf nag daal nañ ko fëgg juróomi atu kaso yoo xamante ne moom la war a tëdd ñu teewlu leeral yi ak ki nga xam ne rek mooy Ousmane. procès en appel bu Barthélémy Dias ci faatu gi nga xamante ni kii di Ndiaga Diouf da ko faatoon ci atum 2011 ki nga xam ne nag mooy procureur bi dafa xàppatu ci tolloog juróomi at gis ne Barthélémy dañ ko war a tëj waaye kii di Barthélémy Dias jano boo xam ne da ko doon amale ak procureur bi moom gis ne na bal bi nga xam ne moo faat kii di Ndiaga Diouf jóge wut ci moom mi nga xam ne sax ne rapport balistique bi amul benn foo xam ne fii lañ ko defee ci réewu Sénégal dañ ko defee fële ci tugal ngir andi ci ay leeral mu gis ne mbir mi sax keroog ba mi am fële ci Mermoz Sacré-Cœur am na ku ñuy wax Samba Diouf alias Ndiol nekkoon en position de tir kooku boole bis lan la doon def foofu Barthélémy Dias jàpp ne ministère intérieur ba woon Ousmane Ngom defoon na rapport balistique bi kon kay li ci des mooy ñu leeral wax ca dëgg-dëgg kat moo faat kii di Ndiaga Diouf moo tax ay avocat ñoom tamit seen tontu foroxul ku ci mel ni maître Demba Ciré Bathily gis ne Barthélémy Dias bal bi nga xam ne moo faat kii di Ndiaga Diouf jóge wut benn yoon ca moom beneen avocat bu Barthélémy Dias feelu ko ca wet ga muy maître François Senghor gis ne mbir mi dafa mel ni ku mu am ndey ak ku mu amul ndey ndax lii dëgg-dëgg te am mooy ab mairie la ñu attaqué woon te dafa nekkoon ci position ngir kaaraange di défendre boppam. ñu wax ci wàllum seddaay bi jamono ji nag ñu bari ci askan wi dañuy préféré rek a tàngal ndox ngir daal di ko sangoo li ni mel nag mun nañu jural ay jafe-jafe ci suñu wér-gu-yaram bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne rek mooy docteur Diallo bokk ca suma assistance ñu teewlu ay kàddoom. bon yaramu nit dafa am température bon bi mu war a am normalement donc 37,4 bon bu ñu xoolee 37,4 mën nañu wax ni que c'est un peu chaud bon c'est abordable donc quel que soit donc mu sedd wala bon mu tàng le corps humain voilà maanaam bon li nekk ci biir donc viscères yi organes yi ak sang bi moom son principal but maanaam son principale fonction mooy di jéem a maintenir bon ci température boobu noonu 37 voilà normal léegi ce que la personne humaine a tendance à faire maanaam di jéem a chauffer de l'eau a des répercussions sur justement l'organisme voilà et bon ça a tendance à entraîner bon dysfonctionnement cutané parce que changement de température dafay am ak changement de pression dafay am si on quitte bon d'un milieu à un autre et on va extrapoler un tout petit peu bu ñuy xool bon si médecine chinoise bon traditionnel bon j'ouvre une petite parenthèse je devrais pas peut-être ñoom quand il fait froid ils prennent des aliments frais et quand il fait chaud ils prennent des aliments chauds pour qu'il n'y ait pas de régularité entre justement la température ambiante et donc ce qui se passe au niveau organisme maanaam mu bañ a am wute. yu desandi ba tey ci wàllum ndox mu tàng boobu askan wi sax yéen nañ ci yàbb yi ñu teewlu reportage bi nga xamante ne kii di Elisabethine moo ko def. ci jamono seddaay bi ñu bëri ci askan bi dañuy am ay jafe-jafe ba tax nag laata ñëw sangu dañuy tàngal ndox. man lu may dundee ci seddaay bi comme dama am benn nijaay docteur moom daf may faral di wax toujours. période seddaay bi il faut ngay sangu ndox bu tàng matin soir voilà donc loolu laay faral di def quand même ndox bu sedd dama ko bàyyi boisson bu sedd dama ko bàyyi toujours lu tàng laay naan voilà loolu maa ngi aussi jéem a ñaax population bi ñu def comme lu may def voilà merci. mën a dund ci coppite climat boobu du nekk lu yomb rawatina ñu nekk doomu réew mi. dund ci seddaay nekkul lu yomb waaye ñu ngi koy jéem a gérer ñun ñu nga xam ne nag ay malien lañu ñu sedd bi la ñun nag suñu sedd bi jamonoy décembre lay doon ak janvier waaye fii ci Sénégal gis nañ ne sedd bi day dem ba juin. seddaay bi tax na ñu bëri di tardé ci seen bërëbu liggéeyukaay ndax jóg ci yeewu nekkul lu yomb ci jamono boobu. waaw seddaay bi moom en tout cas ñëw na moom franchement dafa xaw a métti lool waaw léegi moom man la instant nii moom liggéey bi moom xaw a métti ku daal sedd bi noonu gisoo lu mu sol ni gaan mooy loolu daal. ngelaw lu sedd li ñu nemmeeku ci Dakar ci fan yi tax na koo gis ci askan bi mu ngi muux ay cëram bu mu dañ wala ñuy jëfandikoo ndox mu tàng.
ñu desandi ba tey nag ñu bari ci entreprise yoo xamante ne rek jigéen ñi fay liggéey nekk en état de grossesse maanaam ñi nga xamante ne rek dañu ñu nekk en état de grossesse laa ko mën a waxee sax duñu leen mën a jox congé de maternité te li ni mel nag mën na leen jural ay jafe-jafe ci seen wàllum ëmb bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante rek mooy madame Badji bokk ci membre direction santé mère ñu déglu. maanaam jigéen bu ëmb te tey liggéey ci bërëb état Sénégal daf ci am ay textes yoo xam ne daf ko ci joxe maanaam congé maternité lañ koy wax dafa tënku ci ay textes te loolu yaakaar naa lu ñu voté la lu nekk ci suñuy loi la ak ci suñuy institution bu nekkee ci wàllu privé bi nag privé bi moom moo xam naka lay dérouler ay congé maternité am tout dépend ci ay règlement intérieur am yu mu posé mais ñun li ñu xam ci dans le domaine public dafa am ay textes yu wax ci congé maternité. mi ngoo ko moomat mu mel ne nag jigéen ñu bari ñi nga xamante ne dañuy nekk en état de grossesse dañuy am ay jafe-jafe ngir ñu mun leen jox congé ci entreprise yi nga xamante ne foofu la ñuy liggéeyee te loolee sax boo seetloo mun na leen jural ay jafe-jafe. waaw mun na leen jural ay jafe-jafe kay parce que nit moom même bu dee góor la sax soo nekk ci moment boo xamante ni sa yaram nanguwul. da nga war a dem kër ga noppalu je pense que ni chef d'entreprise yi war nañ ci bàyyi seen xel parce que nit. surtout soxna yi bu ñu demee ba war nu lor normalement am na moment bi ñu toll am na effort physique yi déplacement yu métti yooyu ci oto yi dem surtout toogaay bu yàgg bi ci bërëbu liggéeykaay loolu mën na indi ay complications ci seen wér-gu-yaram je pense que ni ami loolu war nañ ko mën a xoolaat bu baax a baax te tamit boo déglu reportage bi ki nga xamante mooy docteur Badji mu ngi koy wax mu ne ki nga xamante moom mooy liggéey mën na yóbbu yoon ki koy liggéeyloo ci loolu. donc kon ñu bàyyi ci xel bu baax a baax donc mu nekk loo xamante ni am na solo te bi gëstu bu baax la. ñu desandi ba tey rek moomat ci loolee ndax gis nañ tamit jamono ji nga xamante ne dafa sedd ñu bari ci askan wi nag xam nga sama mbokku joolaay ak pël yi xam nga ñemewuñ ndox mu sedd bi dañuy préféré rek daal di tàngal te loolee nag yenn saay mën nañu jural. moomat ay complications. yow da ngay pël yi mais man njawet ñi ak ngéen ñi am na sama doomu bàjjet boo xamante ni saa su yeewoo day tàngal ndox moom un jour ma ne ko yow saa waay El Hadj bàyyi tàngal ndox yow instant yaa ngi nelaw sa yaram baa ngi tàng. nga war a xëy soit sax nga sangoo ndox bu xaw a sedd. mais boo tàngalee ndox bi je pense que ni baax na ci mais tamit parfois da ngay xool moment bi nga xamante ni moom ngay tàngalee ndox bi. effectivement parce que sa yaram bi mënul tàng nga yokkaat ci mu tàng su ko defee baax mën na indi ay problème comme ni ko docteur waxee. donc il faut ñu xool bu baax a baax ndox bu tàng bi baax na su fekkee mu nugg su ko defee ndox bi sa deret bi mën a daw. waaye tam am na moment boo xamante ni da nga war a jël ndox bu sedd pour mën a réchauffer c'est pas réchauffer mais gën a seddal sa yaram. comme machine tey par exemple machine bu tàngee da nga koy wàccee. seddal ko voilà donc il faut ñu xoolaat bu baax a baax nu ñu comporté aussi sedd bi encore. ak kon ñoo ko déggandoo kon sama mbokku pël yi ak joolaay bàyyi leen tàngal ndox mi dee leen jël ndox mu sedd bi ñun séeréer yi ñun moom macha allah ndox mu sedd la ñuy sangoo moom la ñuy naan tout le temps amuñu lu ñuy ragal. en tout cas neexul nag neexul de suba teel gi nu mu seddee nga jël ndox mu sedd teg ko sa kaw je pense que ni ami loolu wax nañ ko mën a seetaat après ami comme xam naa dañuy jëm def benn pause rek. ñëwaat dugg ci wàllum société. société wàllum nag li nga xamante moom mooy ñeel lii di askan wi am na nag seetlu bi nga xamante ni def nañ ko mooy liberté totale muy nag féex bi nga xamante ni ñu bëri am nañ ko léegi lawatina xale yi jigéen ñi fu ñu neex dem du ñu tàggatoo mu wuteeg lool bu njëkk ba nañu ko daan defee. ami bu njëkk ba nag da nga daan gis xale sax bu timis jotaan bu ñu ko waree si kër gi gisuñu ko boo ñëwee am nga problème. mais léegi daanaka loolu amatul fu leen neex la ñuy dëgg seen tànk nu leen neex la ñuy soloo moo tax nag suñu naataango Souleymane Soxna am na reportage bi mu si def. liberté totale la ñu nemmeeku jamono ji ci ndaw ñi rawatina jigéen ñi ñenn ñu ñuy dajal ci askan wi jàpp nañu ne liberté boobu mën na jur ay jafe-jafe yu bari ci seeni dund. yar moo amatul léegi. parce que kenn ku nekk yaa ngi won sa moroom ni ko ñeme woo maa wax lii ñeme woo maa def lii li amoon bu njëkk nag nga xam ne da ngay tooñ sa moroomu papa corriger la ci mbedd mi léegi loolu amatul doom bi nga jur sax dootoo ko corriger léegi kenn ku nekk ak liberté boppam lu neex waay rek mu def moo tax yii ñuy dal yëpp di ñu dal ci biir dëkk bi. lu waral loolu nag waajur yi defetuñu seeni wareef ci yaruñu xale yi. man dama jàpp ni du ci parents yi ci xale yi la quoi maanaam génération bi
seen esprit moo doy waar quoi par rapport ñun suñu esprit nguuru Abdou Diouf melul noonu quoi par rapport ak nguuru Macky Sall bi doy na waar quoi man dama jàpp ne du si parents yi si boy la parce que parents yi si kër gi la ñu am ñoom suñu génnee dañuy génne def lu la neex maanaam si àndandoo yi tamit ça def tamit si àndandoo yi tamit chaque jour l'entourage xam nga ngi mel ni nga dëkk fële foo xam ni y a trop de monde da ngay sa xel day xaw a doy waar mais soo amee liggéey defe naa doo am jot. jikko yu suñu mag yi amoon liberté boobu tax na ndaw ñi soppi nañu seeni jikko di def li leen neex. Sénégal bi mag ñi fi nekk li jaaroon liggéey nañ fi loo xamante ni nii képp ku war a taxaw ni man sénégalais laa rek dañ laa war a xoolaat mais léegi ñun ñoo koy yàq xale jigéen ñi solatuñu yëre ñu góor ñi yàq nañ seen bopp di xeesal ak di ay góor jigéen yu kenn xamul yooyu nag amul benn njëriñ ci coono rek la ñuy yóbbee ak tardement kese waaw loolu daal laa gis ci. liberté bi nga xam ne ndaw ñi am nañu ko mën na dem ba ñuy def naka sudul noonu waajur yi nag war nañu ci bay waar wu am solo ci nekk ni xale yooyu. jërëjëf Souleymane beneen reportage mu ñeel nag wàllum xaru gis nañ ko nag mu bëri lool jamono ji ci Sénégal ana lan moo tax nit ki di xaru aduna moo la sàppi wala ay problème moo nekk ca bopp bi ba tax nag nga bëgg a génn aduna loolu nag reportage bi ci tey si ànd ak Barthélémy Coly. ay histoire suicide moom la ñuy waxtaanee jamono ji ana lan mooy tax nit jékki-jékki di xaru li nu mel nag am na ñu jàpp ne daw responsabilité ak affronter difficulté dund bi moo ko waral. soo gisee nit nga dem di xëy di liggéey suba ba ngoon ba weer dee nga war a xaar sa salaire jotoo sa salaire nga war a fay luwaas am njaboot am lépp munoo fexe ba dara sotti bon boo calculer loolu noonu boo jàppul si yàlla mun nga dem xaru. parce que aduna bi fu mu toll nii moom Sénégal moom dafa métti. xaru nekk na li ñu gëjoon a dégg bu ñu sukkandikoo si waa ji moom nag jàpp na ne seetaane moo laxasu si nit ki. njaay ji la moom mooy xam nga moom mooy nit njaay bu nekk si moom dem ba xaru wala boog bon beneen bon wala boog saa yi leneen ay dugg si yaramam ba mu dem xam ndax bon ñëpp xam ne bon vraiment xaru neexul dëgg ne xel wala boog bon jamono bi la jamono ba ko joxe bon mu jëm jamono. aduna yombul te dafa bëri ay gàllankoor ak jafe-jafe nit ku nekk war na mën a muñ. nit na loo am lu métti waroo xaru parce que yàlla moo ñu bindee mais na su dëgër boobu noonu na da nga gën a sant yàlla rek parce que côté boobu lañ ci nekkee. ay jafe-jafe si dund bi la bokk loolu waruta nit ki xadi wala bokk mu xaru ku nekk dafa war a muñ ngir affronter difficulté yi fii si suuf si. xeex bi jëm si borom ñaari tur yooyu loolee nag ba tey pënd ba wureegul fii si Sénégal xam ngeen nag ci aljuma ji ñu génnoon ñi nga xamante ñoom ñooy nag askan yu bari ànd nag ak Mame Makhtar Gueye rawatina wàllum étudiants yi ñoom ñëpp daal demoon na ca place de la nation ngir nag xeex fa wax fa lu jëm ci wàllum góor jigéen. waaye nag mbir mi yemul Sénégal ñoom nag dañu ko mujj internationalisé maanaam yóbbu ko ba ca kuréelu mbootaayu xeet yi maanaam ONU waaye tamit teg ko ci loxo yi waa UNESCO loolee nag ngir nag lii di homosexualité bañ am Sénégal dañ ciy déglu coordinateur collectif bi di nag ànd sàmm jikko yi Aboubacar Mboup. Nous sommes en train de faire les évaluations. Donc demain on fera l'évaluation globale. Samedi prochain on a une rencontre élargie à toutes les associations qui composent And Samm Jikko Yi. Et ce sera à partir de samedi qu'on pourra se prononcer sur cette question, c'est-à-dire la suite à donner à ce combat. Mais toutefois, je tiens à préciser que au sortir de la manifestation du 20 février, exactement le 25 dernier, vendredi dernier, nous avons saisi le président de la République pour lui demander respectueusement de faire arrêter l'agenda qu'on est en train de dérouler au Sénégal depuis 2016. De la même manière, on a saisi aussi le président de l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée, l'institution qu'il dirige, se retire du PGA. Ensuite, on a saisi aussi le secrétaire général des Nations Unies pour qu'il arrête l'agenda et les pressions qu'ils font sur le gouvernement du Sénégal. Et enfin, le directeur général de l'UNESCO aussi, afin qu'il abandonne un programme à la sexualité complète qu'ils veulent insérer dans le circuit de l'éducation nationale visant les enfants de 5 à 18 ans. voilà mi ngi noonu ñoo ko déggandoo kon nag xeex bi ni ñu koy waxee pënd ba wureegul jeexagul fii ci Sénégal wàllum ñaari tur yi mu nekk loo xamante ni ami yaakaar naa ne nu ñu koy wax xeex bi jeexagul daal ma bàyyi la nga wéyal.
xeex bu doy waar la bu métti boo xamante ne daal xam naa nañ ci def suñ kent lay kattan donc dañuy wax rek ci wàllum dund bu cher bi président Macky Sall nag jëloon na dogal ca conseil des ministres benn weesu daal di ko wàññi waaye am na ñenn ci askan ñoo xamante ne rawatina grossistes yi ñoom nanguwuñu jëfee accord yi nga xam ne moom la état def teewlu reportage bi nga xam ne Ousmane Niang moo ko def. gul dara njiitu réew Macky Sall dafa jëloon ndagal ne dafay wàññi yenn ci dund bi lu ci mel ni suukar ceeb ak diwlin waaye nu mel nag gis nañu ci boutique yi dara wàññeeku ci bu yokkuwul wàññeekuwul borom boutique bi di ñu ko firndeel. non wàññeekul ba tey parce que léegi yaa ngi jënd temps bu ñu nekkoon nee na dañoo wàññi 20 000 la saaku maaro léegi 21 000 lay jar saaku suukar ñaata lay jar insaan yi 31 500 temps bu mu nekkoon 28 000 léegi 31 500 ça veut dire quoi après dara wàññeekul léegi naka nga koy jaayee kilo bi 600 léegi daa mun a nekk mënul nekk nga jëndee ko 31 000 nga jaay ko 600 daa mun a nekk te boo ko jaay loolu ñu ñëw indi la problème ça le problème non. ndaw si tamit di dëggal nu nu mel moom saa su ne dafay faral di dem marché waaye lu mu gis mooy ne dund bi daal ba léegi dafa gën a seex metti na lool ci ñoom. non ba léegi ñu ko jëndee ba léegi loolu laa koy jëndee tamit loolu lañ ko jëndee ba léegi ah peut-être tamit xam nga moment bu ñu koy wàññi day fekk ñoom yor kii bi bu ñu wàññi prix bi day fekk ñoom lu ñu ko jëndee woon il faut mu jaay ko mu jeex ba pare après léegi bu ñu ko jëndee prix normal après ñoom bu ko defee ñoom mën nañ ko wàññi. loolu itam mën na nekk tamit. borom kër gi tamit gis ne wàññi bi liñ ci doon wax lépp France daal di xëddee. waaw non wàññeeku parce que man suukar laa doon jënd nii mais ki ma koy jaay 200 la ma koy jaay mais du boutique bi kii moom amu ko amul suukar yàgg na quoi dina am suukar mais wax dëgg fa yàlla application bi des na quoi buñ ko wàññee itam c'est pas encore effectif waaw waa boutique yi wàññeekuñ ko de. ceeb bi tamit ak diwlin yëpp wàññeekuñ ci dara man gaa duma dem marché généralement suukar laay jënd mais suukar moom 200 laa koy jëndee. mu mel ni kon du guleet fii ci réew mi saa su ne bu gouvernement bi jëlee ndogal ngir wàññi yenn prix yi dafay jafe lool pour ñi nga xam ne ñooy jënd di jaaykat yi ak borom boutique yi respecté lu mel li ko waral ñenn jàpp ne contrôle bi moo des ak ñàkk suivi. ginnaaw ñenn ci commerçant yi nga xamante ne nag duñu nangoo def li nga xam ne loolu la gouvernement bi daal di santaane ci wàññum prix yi am na kenn ko xamante rek moom lañ dénk wàllum commerce fii ci Dakar di Serigne Diaw daal na ci indi ay leeral. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons reçu l'arrêté vers 22h le vendredi. Donc, parce qu'il y a un circuit, on devait normalement confectionner les tableaux de prix, ce que j'ai fait vers minuit moins. Donc, vous voyez, pour pouvoir permettre aux agents d'aller sur le terrain, parce que devant ces prix doivent être connus par le public, par marquage, affichage et étiquetage. Donc les agents qui sont sur le terrain doivent afficher les prix dans toutes les boutiques, étals et commerces. Donc sur toute l'étendue de la région de Dakar. ci biir semaine bi nag amal nañu li nga xamante rek mooy journée internationale de la protection civile nekk kaaraange bu ñuy amal ñi nga xamante ne duñ ay militaire fii ci Sénégal nag ñu bëri ci askan wi dañoo xamul sax loolee lañ la jëriñ ñu teewlu reportage bi nga xamante ne Souleymane Soxna moo ko def. tey di benn fan ci weeru mars di bés bu ñu màggal kaaraange askan wi ci àdduna waaye fii ci Sénégal nag ñenn ci askan wi nee nañu xamuñu sax ne bés boobu am na. loo xam ne c'est méconnu des Sénégalais soo ma laajee ndax Sénégalais yi sentir nañu protéger seen bopp je dirais non parce que loo xamul mënoo xam ndax am na impact ci yow ou pas. nee nañu nag nguur gi moo bayul waaram ni mu waree ngir askan wi mën a xam lan mooy kaaraange. protection civile bu dee yaa ngi koy dégg Sénégal su dégâts amee rek ngay dégg ñu wax mbiru protection civile kon mu des ci ñi nga xam ne ni ñoom ñoo ko war a siiwal ba nit ñi xam ko parce que buñ ko xamee rek day am une prise de conscience ci tabaxin bi ci dëkkin bi ci dawalin bi sunu lépp protection civile mooy li ñu war a aar mais su fekkee ni ñun citoyens yi xamuñu ko ñi nga xam ne ni seen liggéey la nañ fexe ba mu siiw dem ci école yi xale yi xam ko étudiants yi xam ko chauffeur si xam ko ñiy tabax xam ko bu ko defee mu nekk une conscience citoyenne doo lekku ci sunu kaaraange te si yaakaar naa ne su boobaa bu bés bi ñëwee bés bu mel nii war nañ ci def ay bésu sensibilisation yu mag nit ñi gën koo xam gën a jël seen matuwaay. ñàkk kaaraange gi ñu nemmeeku ci askanu Sénégal ba doole yi ñoo si gën a sonn dem nañu sax ba xamuñu luy loolu sax. dama jàpp ni peut-être bon ñoo xamante ni seen loxo jot na ginnaaw ñoo koy yëg mais ba doole moom gisuñu ci seen bopp de franchement parler parce que boo xoolee jamono ju ñu toll ni ak feebar yi ak
population bi nu ñu sonnee donc voilà da ngay gis ni que ne ñoo xamante ni ñoo ko war a yiitoo ñu ko quoi voilà affaire bi daal dafa féetoo boor quoi. kaaraange nekk na lu am solo ci àdduna ci doomu aadama moo tax ñu jagleel ko bés boobu askanu Sénégal nag nee nañu yëguñu seen bopp ci bés boobu ñax nañu nguur gi mu def wareefam ngir ñu mën ko xam bu baax a baax. ñu desandi ba tey rek ci wàllum société seetlu bi nag nekk benn ñu bëri ci askan ñi nekkee fii ci Ndakaaru nag ci mbedd yi la ñuy lekkee li ko waral nag mooy ñenn ñi seen pression bu ñu am ci seen wàllum bërëbu liggéeykaay waaye yéen ñi nag jàpp ni dañoo am yërmande ci jigéen ñi ñu seetaan reportage bi nga xam ne Souleymane Soxna fii ci Ndakaaru lekk ci mbedd nekk na lu xew ci jamono ji ñenn ci askan wi nee nañu dara waral ko lu dul yàkkamte bu ñu am ci seeni barabu liggéeyukaay wala tamit di yaram seeni soxna rawatina ndekki wala añ. mooy see loolu li ko waral li ci ëpp mooy ko ay borom kër yi ci bëri amuñu temps lekk seen kër parce que dañuy teel a yeewu bàyyi fa madame buñ génnee fii seen liggéeyukaay ci biti la ñuy lekkee buñ wàccee heure midi ci mbedd ngay lekkee. am na ci góor ñu bëri ñoo xam ne tamit dañuy dóor waar. ñàkk kaaraange gi ñuy nemmeeku ci yenn bërëb yi ñu koy jaayee mën na jur ay jafe-jafe yu bari ci wérgu yaramu doomu aadama. loolu moom lu ko waral mooy jamono jee changé rek jamono ji moom daa changé carrément ndax nit ki moom yaakaar naa ne booy lekk mën nga lekk foo xamante ni kenn du la gis te en fait lekkee ci mbedd sax dafa baaxul ngay lekk ñëpp di la gis di la xool ku gis def ci bëtam koo gis def ci bëtam def ci xelam en fait yow loolu tax mën na am lu mu def ci yow loolu moo tax. te su ma sañoon tamit Sénégal moom gars yi genre lekkee ci mbedd yi moom ñu wàññi ko en fait te xam ni baaxul daal ak ngelaw lekk et tout mooy loolu. lekk ci mbedd ñu bëri dañu koy taamu ndaxte moo gën a yomb ñeent fukki dërëm rek nga am ci ba doyal. boo génnee 200 francs nga nekki moo gën nga toog ci kër ga dépense lu ëpp 1000 francs wala 1500 mieux vaut nga génn kon ndekki ci biti moo waral li ci bëri gars yi di nekkee ci biti moo tax ñi jaay ndekki ñoo gën a doxle ndekki bi rek loolu la. booy seey ko waral ci bari loolu la amul benn problème boo xam ne nii gars yi ñu koy dund bi ñuy dund nag bon 200 francs ndekki moo gën a yomb nga toog sa kër ndekki loolu waral gars yi ndekki ci mbedd mi. ñu bëri ñoo ngi lekk ci mbedd mi ñàkk jot bu ñu am ci seen barabu liggéeyukaay yi moo ko waral waaye nag loolu mën na jur ay feebar yu bari ci seen wérgu yaram ndax ñàkk cet gu ñu nemmeeku ci yenn bërëb yooyu. ñetti fan ci weeru mars atum 2021 ñetti fan ci weeru mars atum 2022 benn at ginnaaw bi nga xamante ne manifestation yi amoon nañ fii ci Sénégal soxal diggante Adji Sarr ak Sonko ba tax fukki nit ak ñeent ñàkk seen bakkan tey ji Sénégal nag di ko doon fàttaliku ci tiis ak naqar ñu teewlu reportage bi nga xam ne Souleymane Soxna ma ko def. ñetti fan ci weeru mars 2021 nekkoon bés bi nga xam ne askanu Sénégal duñu ko mos a fàtte ginnaaw jëye bi fi amoon ba fukki nit ak ñeent ñàkk ci seeni bakkan Sénégal yi di ko fàttaliku tey ak di ko ñaawlu bu baax. di masawu ci famille bi nga xam ne ñàkk seen di leen ñaanal sama borom baare nga xam ne naqar rek naqar rek lañ ci mën a am daal ndax boobu léegi dañuy seetlu ne 14 personnes ci am yoon deful liggéeyam daal di wàññi loolu daal lañ ci boobu jàngal rek lañ mën a. nee nañu nag ñaanatuñu mu am fi mu amati fi waaye ñoo ngi ñaax askan wi rawatina ndaw ñuy dem ak seeni xel bu fekkee ne sax injustice la ñuy xeex. waaw di ko ñaawlu tamit te xam ne ni que dëkk moom lu koy taal moom kenn du ko sàkku waaw ndax saa su ne li metti si ñun lay jóge ndax li ñu yàq pour ñu defaraat ko jël nañu temps te ñun ñoo ko moomoon donc liñ ci jàngat biñ ciy am rek moom mooy ñu fexe ba genre événement yooyu noonu bu mu amati ndax nit ku nekk ni nga yëg-yëg bi ngay am ci liy xew waaye yëg-yëg du ni nga ko yëgee noonu nga koy defee. askan wi nag ñoo ngi jëm baaramu tuuma nguur gi ngir muy moytu problème yooyu te di leen di bàyyi xel. bi war na mën a jël ay matuwaay ba nga xamante ne bu beneen yoon dee dina contenir mer boobu noonu te du gaañ kenn ndax tamit état liggéeyam bu njëkk moom mooy protéger ak servir loolooy njëriñam léegi nag jeunesse bi tamit nañu xam ne ni que dëkk bi ñun ñoo ko moom suñu dëkk la parce que bu ñu xoolee politiciens yi nii ñu ci bëri ay mag lañ ba pare léegi ñu dem seen yoon xam nga bu ñu dañ fiy jógee dëkk bi moom moo fi des ñun ñoo moom dëkk bi ëllëg donc buñ ko yàqee suñu alal lañ yàq.
Sénégal nag jamono ji nemmeeku nañu fi ay manifestation yu bari rawatina 3 mars bi ñu weesu ci problème bu amoon ci diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr bi nga xam ne ndaw ñu bari ñàkk nañu fa seeni bakkan si loolu nag askan wi ñoo ngi ñaax nee nañu nguur gi na bàyyi xelam si problème yooyu rax si dolli famille yi nga xamante ni ñoo si ñàkkoon bakkani seeni doom di ñaawlu tekki tekkaaralu nguur gi ci wàllu yoon. koy jaajëfal Souleymane Soxna di fàttali rek ne ndaw bi si njëkkoon a Fatou nga dikkee ca Ziguinchor di wuyoo si turu Cheikh Ibrahima Koli moomee nag ay waajuram nag ñu ngi ñaawlu bu baax a baax yéexantal bi nga xam ne am na ci dossier judiciaire yi papam nag di Massiré Koli yëkkati woon na ay kàddu di xam ne jamono ji moom sax mi ngi waajal retraite waaye xamul kan moo koy wutu ci kër ga ngir jàppale ko. ba tey ñu desandi ci wàllum mbir moomee di manifestation yi amoon ba fukki nit ak ñeent ñàkk seeni bakkan ginnaaw nag boobe ba tey nag gisaguñu dossier judiciaire mu daal di dem am na kenn ko xam ne nag yéena ci yàbbi professeur Ndiaye nekk professeur en droit moom mi ngi xam ne rek ngir ñu mun a joxe dëgg faw rek ñu daal di xamle lan mooy yoon ngir rek ñu mun a amal boobe dossier ñu teewul ay kàddoom. mu nekk ñaari nit yu nga xamante ne ñoom ñaar rek ak yàlla ñoom ñoo xam li xew kenn kii nekk Adji Sarr dem ci yoon de Ousmane Sonko daf ko sakku te neexu ko ba loolu sax am na amati mu dem ba mënatu ko denc ci la dem ci yoon loolu bu amee ku ko mënti def yaa xam noo mënti tudd ak loo mënti am ci réew mi da nga war a taxaw ci yoon yéen ñaar ñu atte leen pour lan parce que ki nga xamante ne moom moo jàpp ne dañu ko tooñ am na droit mu dugg mu dem ci yoon ci réewam mu yoon atte ko mais ki nga xamante ne aussi dañu ko wax ni ko yow yaa def bu dee dafa ne man defuma dafa am droit te taxaw ci yoon setal ko ba mu set wekk léegi nag li ñu seetlu mooy que daaw ba ren mu nekk atu lëm loolu yëpp yoon yeeyu ci yabiwu ci léegi ci loolu la ñuy wax ne lan moo ko waral ñun xamuñu lan moo nekk ci biir tribunal yi xam nañ rek ni kenn ki nga xamante ne moom mooy yore woon cabinet juge d'instruction te mu yàlla moom ko muy juge Samba Sall bi mu gaañoo toog nañ yàgg door am ko remplacer waaye comme remplacer nañu ko je crois que liggéey bi waroon naa mën a gën a gaaw ba nga xamante ne sénégalais yi toog di laajte lan moo xew loolu ñu lijjanti ko ba ñëpp ci nekk xam li xew léegi beneen bi ci topp mooy jàngat bi lan moo tax atte def ci war a am mooy que bu fekkente ne bakkan dafa rot procureur jóg mu def ay autosaisine ñu def atte il faut que ñu jàpp nit mbaa ñu xamal nit ñi ne seet nañu ba sonn gisuñu kan moo def xamuñu kan moo def mais il faut que tribunal mu wax ci parce que bakkan dafa diis benn bakkan kese bu wadd ci réew ëpp na waxatuma laa nag fukki nit ak ñeent ñu nga xamante ne ñoom ñoo dee donc loolu dañ ko war a atte mi ngoog mu nekk bés boo xamante ne rek buñ koy fàttaliku rek day tiis ci xolu Sénégal yi mu mat nekkoon na bés boo xamante ne kenn xalaatul woon ne jàmm dina dellusiwaat ci Sénégal ndaxte fukki nit ak ñeent ñoo si jot a ñàkk seen bakkante boo seetloo ñoom ñëpp ay ndaw lañ yoo xamante ne ay seen at sax mu ngi jëmale 17 ba 18 ans loolu nag ban fàttaliku nga ci am. waaw fàttaliku comme ni ko Sénégalais yëpp fàttalikoo rek mu nekkoon kon bëccëg bu métti wala ay bëccëg yu métti. parce que yaakaar naa ne. dafa mel ni ñu ngi woon ci guerre 45. toog sa néeg di dégg ni ñu koy waxee lacrymogène di dóor journaliste yi dugg ci mbir mi si biir saxaar si mu nekk loo xamante ni wax dëgg yàlla lu métti la woon Sénégal mais nag comme ni ñu koy waxee Sénégal la ñu nekk dëkk boo xamante ni ñaan nañu fi yaakaar naa ne day saxaar rek mais du mos a tàkk. métti woon na lool mais comme ni ñu ko gisee jàmm ñëwaat na ba tey jii donte dossier bi kenn xamagul fu mu toll Ousmane Sonko ba tey mu ngi ci ni ñu koy waxee. poursuite judiciaire am boobu noonu ki xale jigéen bi tamit ba léegi kenn xamul si lu mu nekk donc je pense que ni li ñu ci mën a wax rek mooy comme que mu ngi si loxoy yoon ñu ñaan yoon def liggéeyam te Sénégalais yi tamit bàyyi yoon def liggéeyam. donc tout récemment gis nañ xale jigéen bi génn di wax ne xawma Sénégal seen justice dañu ragal Ousmane Sonko. donc loolu je pense que ni fi ko mën a waxee rek mooy ñu bàyyi yoon def liggéeyam. su ko defee ku nekk xam fi nga féete parce que nit rek la mën a doon que ce soit Ousmane Sonko mu am statut boo xamante ni statut politique la mu ëpp doole Adji Sarr que ce soit Adji Sarr nekk jigéen boo xamante ni Sénégalais ñu bëri na kenn du ko laal donc kon mën nañ jàpp ne daal instant bii nii amee yoon moo mën a def liggéeyam te yoon mën a def liggéeyam nag faw Sénégalais am compréhension. yoon mën a def liggéeyam mais yoon bu bëggee def liggéeyam askanu ne du ci dal je pense que ni loolu kon du yomb imaginer keneen defoon beneen njombe bu rëy. yoon war ko atte te am na koo xamante ni am na lu mu def yoon attewu ko. donc kon foofu mën nañu wax ne xaajaleeg seen mu ngi foofu te yoon nag warul am xaajaleeg seen. que ce soit nu ñu ko mën a analyser
dañu war a bàyyi yoon def liggéeyam du yomb nag parce que am na pression sociale bu nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko. Adji Sarr se sent lésé gis nañ tamit ay jigéen ñoo xamante def ay association ngir di ko jàppale. je pense que tamit ñoom elles n'ont pas tort. pour dimbale koo xamante ni tey bëgg na yoon def liggéeyam mu ngi noonu. mu nekk loo xamante ni xam naa c'est très complexe pour le Sénégal. Voilà. Je pense que ne on croit à notre justice te dina mën a def yoon. comme ni nga ko waxee rek on croit à notre justice nañu def seeni liggéey te ñu bàyyee justice def liggéeyam mbir mi nag dafa complexe ndax mënoo xam la nekk ci biir waaye li mën rek mooy Sénégalais nañu gën a teewlu gën a tey ci mbir mi ñi nga xam ne sont les deux principaux concernés muy Adji Sarr ak Sonko kenn ku ne yow yaa xam ak yàlla donc nañ ci gën a daal di mandu xam lu ñuy wax nag bëgg nit nag bu mu tax nga def loo xamante ne wala nga wax vraiment loo xamante ne ndax dossier bi képp koo xam ne yor nga ko yaakaar naa day di sa si sa bopp ndax bu dul dara pression nit ñi ak pression parti yeeg yeneen yi Adji Sarr jigéen la aussi ndax accordé na benn entretien journal Le Monde yaa ngi ko doon wax mi ngi ñaaw lu nekkinam vraiment jamono ji amatul lu mu bëgg rek mooy daal di free donc jigéen la comme ñëpp problème bi ça concerne à tout le monde donc nañ bàyyi justice mu def liggéeyam bu ko defee rek ñu jàll ci leneen loo xamante ne aussi nekk na actualité Momat yaa ngi ko doon wax gis nañ jamono ji dañ yokkoon li nga xamante ne mooy prix njëg yi ndax xam nga ne buñ seeralee njëg yi joolaay yeeg tukkuleer yi pël yi dañuy xaw a jooy ndax dañ bëgg ñànkatang xam nga ceeb buñ ko yokkee joolaay dañu am problème dañ bëgg ñànkatang donc mburu yi nag waxatuma dëwlin yi pël yi ñoom dañuy xeex foofu noonu donc mu nekk loo xam ne dogal la woon président jël ko ci kanamu ministre buñ denk wàllum commerce donc muy wàññi ko waaye mu am ñenn ñoo xam ne ci grossiste yi Momat ñoom nee na duñu mun a def prix yooyu ndax dañoo jënd seen marchandise yu seer loolu du leen arrangé. ñooñu ngeen ñi la da ngay préciser ñu sant Guèye ak ñu sant Diaw ak sunu mbokk bawol yi nee nañ dañoo jënd stock ba pare. voilà su ko defee bu ñëwee wàññi prix yi kon ñoom dañuy daal. ah mais nag ñoom ay commerçant lañ ñoom dañoo dégg daaj. voilà mu nekk lu métti parce que tamit su fekkee nga jënd sa marchandise. ak koppar gu takku nga ñëw ñu ne la tey da ngay wàññi njëg yi donc soo am na noo ko jaayee da ngay daanu loolu tamit day métti ci commerçant yi mais tamit comme que nguur gi moom moo dogal je pense que nii. prix yi nga xamante ni affiché nañ ko ci boutique yi mën nañ ci jaaree ba jaay njëg yi askan wi tamit ñoom it ñoo ci gën a loru ami wax dëgg yàlla métti na nag. métti na waaye tamit faw ñuy trouver un terrain d'entente ndax tamit ñooñu buñ nanguwut a jaay seen produit bu yàggee day yàqu ndax askan wi duñu gis lu ñu wàññi ñu dem di jënd lu cher donc ñoom it aussi nañu xool naka la ñuy mën a defee ba wàññi bu fekkee mënuñu nangu li nguur gi wax ñoom ñu seet seen bopp naka lañ koy mën a defee pour ñu bañ ci perte waaye tamit fexe ba écouler seen marché waaw jërëjëf ami mu nekk lu am solo ñu ngi si pàcc gu mujj gi muy wàllum tàggat yaram nag yaakaar naa benn pàcc lay doon muy nag li ñeel nag Africa Basket League ñu koy waxee BAL Sénégal nag moom mooy dalal ñaareelu conférence bi ami nag gis nga Africa coupe boobu foofu moo expliqué pour mu gën a leer si nga xamante ni xamuñ ko basketball la 2e édition amoon na ci Kigali ni ki nag daaw ren nag Sénégal moo organisé benn conférence maanaam bu ñu ko doon wax ñaari division la comme ça ñu ne 12 équipes la équipe bu nekk nag 12 équipes ñu xaajal leen ñaari poule ñu koy waxee conférence donc basket conférence la ñuy wax donc poule bi nga xam ne mooy 2e poule bi Sénégal lañ ko dalalee fii si Dakar Arena juróom benn équipe ñoo fa nekk beneen poule bi mu nga nag ca diwaanu Kigali léegi nag dañuy def ay match compétition la poule bi nga xam ne moo nekk Sénégal juróom-benn yi bu ñu defee ba pare ñeent ñi nga xam ne ñoom ñooy jiitu dañuy dem tase ji ak ñeent ñooy jiitu ci beneen poule ba su ko defee ñu def élimination directe maanaam foofu 8e de finale lañ ko mën a duppee parce que 8 équipes moom mooy des donc suñu laalee éliminatoire direct ba demi-finale finale ku jël coupe bi mooy jël coupe d'Afrique de basketball club la nag du Sénégal du par pays la mais par club comme ni ñuy waxee Ligue des champions africaine. waaw ñun en tout cas daal Momat ñun suñu doom bu góor bi dañ bëgg mu am rakk. waaw rakk bi moom na ñëw. waaw nañ ko indi daal ñu amaat ñaareelu ay étoile daal lañ soxla fu mu ne nii. incha allah en tout cas deuxième édition bi la Sénégal bi douane. demee ci partie bu njëkk bi moom demoon na ba ci nag quart de finale yi mu éliminé wu ren nag Duc Dakar Université Club ci góor ñi ba tey pour muy leer moom mooy teewal Sénégal te ñoom fii lañ koy jongantee. ci Dakar Arena sunu complexe sportif bu rafet boobu macha allah. nañ ci ñaan donc mu ngi noonu su ko defee rek ñuy ñaanal kon sunu gaynde yi tey jii lañ koy door ci samedi ji. am na tamit ay prestations ñoom Baba Maal ñoom Dip Dindu gis. ak ki nga xamante ni nag
voilà ñoom ñëpp daa Mbaye Dieye Faye ñoom ñëpp daañu def seen prestation foofu dina xumb tey su ko defee nag ami ñu dugg si xew gi sénégalais yëpp ñu leen ñaan ñu dagg bi dem seetaani donc yaakaar naa kon foofu la ñu yemalee li nga xamante ni moom mooy grand journal de la semaine. Amina moo bàyyi la nga tàggatoo. mi ngoo ko li moo nekkoon li nga xam ne moo gënoon fës nag ci semaine bi ma àndoon teeg sama frère koo xamante macha allah mënuma wax daal en tout cas mooy moo jàngal olof yi ngeen dégg nag moo ma koy jox donc di ñaanal ñëpp di jaajëfal ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci régie bi monteur yi ak caméraman yi samedi bu jot nag ñu leen di jaajëfal bu baax a baax yéen téléspectateur bu Time for Africa ñu leen di jox dig daje tamit ba weekend bii di ñëw comme niñ koy baaxoo defee mënoo bàyyi la nga tàggoog téléspectateur ndax xam naa ne joxaat leen si olof yi olof Saloum donc merci beaucoup Amina kon on vous remercie di leen jaajëfal bu baax a baax di amoon mbégte comme ni ñu koy defee saa su ne samedi bu jot muy grand journal de la semaine yaakaar naa ne li fi jot a xew waxuñu lépp nag mais ni ñu koy waxee lii duuf si nag bi xajul si cin bi donc loolu lañu leen amoon baaxee leen ko tey di gërëm comme ni ñu koy waxee ñu nekkoon si waañ ba togg mbir yi ba mu neex a seetaan son bi ba mu leer El Hadj Ousseynou Diouf mu ngi ne di ma xool mooy El Hadj Ousseynou Diouf bu Time for Africa laay wax bu joueur bi ak monteur yi ñoom maxu ñaam ak journaliste yi fi jaar yëpp di leen jaajëfal kon équipe baa ngi noonu équipe technique bu Time for Africa di leen jaajëfal ba beneen yoon. Bon week-end à tous.